Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. salaamaaleykum ami internet Sénégal Média TV nuyu nañ leen jox leen seen wàccuwaay tey jii nag ñu ñëwoon fii ci Parcelles Assainies unité 2 seet si woon Serigne Babacar Diop borom Dalaa'ilul Xayraat war a waxtaanee thème bu am solo boo xam ne yitteel na mag ñi waaye tamit yitteel na ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi muy tas yi nga xamante ne ni sëy yi mi ngi koy tas mu doon lu fréquent lu bari loo ci jamono ji avant tout d'abord dañ koy bàyyi rek mu daal di nuyoo daal di présenter internet yi nga xamante ni ñoom ñuy suivre Serigne Babacar ziar nañ la. auzu billaahi samiil aliim mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu laa ilaaha illa anta al-mannaanu yaa badii'a samaawaati wal ardi yaa zal jalaali wal ikraam yaa hayyu yaa qayyuum annii ashhadu annaka anta al-waahidul ahadu samadu llazii lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad as'aluka al-afwa wal aafiya allahumma salli alaa muhammadin nabiyil ummi wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli di leen dalal yéen waa Sénégal Média. jaajëfal nañ la bu baax Serigne Babacar Diop borom Dalaa'ilul Xayraat ñu daal di xuus rek directement ci li nga xamante ne ni moo di thème bi su ma la doon laaj tey tas bi ni mu baree ni mu yaatoo lool rawatina ndaw yi rawatina également sëy yu bees yi yow en tant que borom xam-xam en tant que koo xam ne nit ñi dañuy ñëw si yow di la di seeni soxla nga leen koy fajal lan nga xalaat ci loolu ak lan nga jàpp ne exactement moom mooy véritable cause bi. waaw tey moom loolu ñu war a waxtaanee muy affaire sëy dafa nekk actualité boo xam ne fi ñu ko war a waxtaanee ni fii dafay tollu daal ndax sëy moom moo tax doomu aadama yi di judd te doomu aadama yi ñoo war a nekk xalifatul ard ñoo war a uutu liggéey suñu borom ci kaw suuf ñu njëkk sëy mooy aadama ak xawa boobaak léegi itam suñu borom di def àdduna bi góor ak jigéen nekk mu dagan ci góor ak jigéen ñu war a sëy ndax góor ak góor daganu jigéen ak jigéen daganu góor ak jigéen moo dagan sëy door a am leneen lu dul lool rek dafay xaraam ci ab jullit li ma gis ne moo gën a yokk divorce yi ci jamono toll bu bëri ay yu ko lal daal bu bëri ay laytaay yoo xam ne moo waral divorce yi bëri lu mel ni jigéen ñi yéex a sëy ni ñu yéex a sëy ku ci yéex a sëy dangay dem ba am jikko boo xam ne sa jëkkër da koy fekkeek yow te du ci mën dara benn mu jéem ko dindi ba sonn mu bañ a deñ mu mujj bàyyi la ak moom mu làggi wala su jéemee ba sonn munul mu bàyyi la ak si jikko dem loolu benn la ci li koy waral ñaareel bi intérêt yu bari yi ndax jigéen ñu bari tey dañuy wax ne duma sëy ci kër goro loolu lenn la loo xam ne am na ci couple yi wala tey soo ma takkee danga may jëlal appartement moo xam ak coût bi nu mu mën di toll même su fekkee salaire mënu ko tam danga ko jéem loolu moom tam cause la ci yooyu ci mbir mi lu mel ni itam wàllu sëy ndax day am jigéen yoo xam ne dañuy yàq dooru dugg ci sëy masalan jaar nañ fu bëri ba góor bi ñu dajeel mën nañ ko xeeb ci sëy loolu cause la tam di waral divorce yi du bëri ba tey itam lu mel ni bëgg maanaam loo am maanaam jigéen ñi kenn ku nekk léegi dangay naan dama bëgg lu mu amal sama bopp bëgg naa oto bëgg naa kër
bu ko defee yooyu yëpp tey dana tax jigéen bi dootul am tolérance pour muñ toog yooyu yëpp ay facteur la yoo xam ne dana tax ku jigéen ki dootul am tolérance mën a toog sëy. au-delà causes yi nga xamante ne nii moom nga cité fii léegi muy ay causes yoo xam ne benn bu nekk mën nañ ci teg loxo lan est-ce que jàppoo que ni mariage léegi xale yu jigéen yi wala xale yu góor dañ ko def genre challenge est-ce que du li ngay toog sa kaw lal photo wu ànd ak sa borom kër snap photo wu daal di xew sañse est-ce que loolu nekkul genre challenge boo xamante ne nii ku nekk rek day bëgg a daw dugg te xalaatoo après lan moo nekk lan moo làkkatu ci ginnaaw journée boobu nga xamante ne mooy bu spécial bi est-ce que amul leneen beneen kaani bu nekk ci biir boo xamante ne nii suñu mbokk jigéen ñi dañ ko desee xam moo tax ñoom ñëpp di daw vers le mariage. waaw boo xoolee loolu nga wax li ci bëri dañ ko def challenge dañ jàpp na sëy lépp lem la te maa ngi doon ne sëy bërigo la boo xam ne lem bee nekk si kaw li suuf yëpp kaani la loolu bu ñu koy wax dañuy cax daal wane na sëy yombul léegi kii sëy moom li mu war a njëkk a def ci boppam mooy que li muy ut benn soxla na ay doom yu baax il faut mu toog sëy mën a yar ay doom parce que sa doom bu la ko yaralee rek boo juree ba pare sëyoo divorcé keneen yaral la say doom yar bi nga ci bëgg doo ko am ba pare ñoom bu ñu màggee duñu am ci yow yërmande yooyu da koy maanaam ñàkk sëy sa jëkkër dafa bëri na yàqal jigéen. mais est-ce que jigéen kese moo war a sëyal borom këram est-ce que borom kër gi tamit war na mën a jàpp ci sëy bi ba bu jigéen ki ko bu woon décidé woon dem sax bu xalaatee effort yi nga xam ne sëriñ bi dina ko def day daal di toog. waaw dinaa indi su ma paree tam góor ñi ñu war a téye jigéen ñi xam lu mu la xam nga sax boo xoolee muy arabe muy français booy wax ci góor ak jigéen ngay jiital indi góor comprendre nga comme par exemple boo wax da nga naan les filles d'abord door wax les garçons xam nga ko tam ma waxee waaw léegi moo tax ma bëgg indi ci jigéen ñi su ma paree nag léegi ma door indi ci góor ñi léegi bu dee ci jigéen ñi comme loolu ma wax noonu jigéen ñu bari tey lii tax dañ dul muñ yu bëree bëri ndax mooy yi ma cité sànq ne bëri na muy waral divorce yi ma cité sànq bëri na yoo xam ne mooy waral divorce daf ci bokk jigéen ñi tey bu ñu nekkee ak seen borom kër dañ dul léegi xalaat ne dañu war a am doom yoo xam ne ëllëg dañu mën a nekk exemplaire parce que jigéen boo xam ne yaa ngi sëy ne dama bëgg a jur doom boo xam ne maa koy yaral sama bopp maa ko war a gunge ba ëllëg si mu takk jabar ñu indi ko fii sama kër bu dee jigéen la tam ma yar ko jàngal ko togg jàngal ko fóot jàngal ko paase ba mu mat dugg nekk mu am borom kër sëy lépp bépp jigéen bu xalaatee noonu rek di nga sëy mais bépp jigéen tam boo xam ne da nga xalaat contraire loolu maanaam xalaat ne daal sëy bi moom dafay neex ma toog bu naqaree kenn ku nekk dem mënal naa sama bopp maa ngi liggéey soit maa ngi commerce wala femme d'affaires la wala maa ngi amul lu muy muñ xam nga bu jigéen xalaatee foofu rek du sëy bu dee góor la tam su xalaatee ne maa yor sama xaalis mën naa takk jigéen bu ma neex tam doo respecté jigéen te respect bi góor war a jox jigéen moom la jigéen tam war a jox góor ñu bari tam loolu problème la wala fen jigéen ba takk ko góor ñu bari jigéen ñi loolu lañuy jàmbat ci ñoom dañuy am gel di ko doxaan ci biir doxaan bi ñu incarné ko loo xam ne sori na ak seen mën-mën fu mu toll
am na sax ñoo xam ne àgg nañ ci dafa leen di jaral dañuy luye oto bu ñu dee dem seeti ndaw si dañuy àbb sax xaalis def ko seen poche pour bu ñu demee di compter ci kanamu ndaw si pour ndaw si xam ne am nañ xaalis. est-ce que jàpp nga ne sëy ak doomu aadama jar na loolu jar na ngay àbb wala ngay leb wala ngay wax loo xamante ne nii amaana amul ngir rek convaincre ki nga xam ne moo di sa nawle ëllëg si biir problème am ba divorce di am est-ce que loolu jar na. waaw xam nga li tax fen xaraam fen dafay yàq nit ki lépp loo fen ba am ko après di nga dox ba ñàkk heure boo fenee jigéen pour takk ko heure bu ñëwee gis ne da nga koo fen dootul gis sa benn valeur li muy gën a gis mooy ak fenkenlaaj bi nga xam ne may gis sax bu xolo moom danaa ko dangaa fen fenkat nangam nangam te loolu heure bu jigéen eggee di wax borom këram loolu rek mais sëy boobu moom mëntu ko parce que yabeel bu amee ci diggante ñaar ñuy sëy rek respect moo fa am mais yabeel bu fa am te loolu bëri na ci jamono bi góor ñoo xam ne noonu la ñuy doxee ak jigéen ñi parce que dañuy wax ne jigéen ñi il faut nga meeb leen lépp lu ñu xalaat ne buñ ko naxee jigéen takk ko rek dañ koy def xalaatuñ ne après boo naxee jigéen fu mu ñëw léegi réalité bi moo fi nekk ñoom li ñuy gis rek mooy naa ko takk da nga koy gis sax fi ne ci waykat yu jigéen ñi wala ñi nga xam ne ay présentatrices lañu wala yu nekk télé yooyu loolu da nga ciy gis koo xam ne day sëy même pas 6 mois wala 2 mois ñu divorcé na. foofu également dañ fay desandi ak yow rek parce que gis nañ ne divorce bi bari na lool mais surtout ci ñi nga xamante ne ni ñoo di célébrité yi gis nañ que ni seen divorce yi c'est répétitif peut-être est-ce que du jëkkër daf leen yomb wala dañoo yëg seen bopp wala dañuy séentu loo xamante ne nii peut-être ñi ñuy sekkal amuñu ko ba war a mën a tax à tout moment rek ñuy dégg divorce ci célébrité yooyu. waaw ñoom ay nit la dañuy bëgg comme ñëpp ni ñu bëggee dafa fekk ne ñoom bu ñuy dugg ci sëy lu gën a bëri ñi ngi dajeel ñoo dul doon jëkkër ñi ngi dajeel parce que ñu ngi dalee góor ñi te noonu lay dalee jigéen ñi ngi dajeel lu gën a bëri sax li ñuy wax ne may na nangu ci xaalis lu doon lu am parfois jox may gu njëkk parce que dañuy bëgg dugg ci sëy sauver seen foo daal buñ duggee ci sëy déjà liñ ci njëkk a duggee mooy dañuy am benn grandeur bu ñu bëgg a wane wala benn teranga bu ñu bëgg a wane dugg ci sëy wan nit ñi ne leen ki ma takk am na may na ma 10 millions wala may na ma 5 millions may na ma jamono may na ma nangam te fekk ne kooku nga xam ne moom mooy ku góor ki nga xam ne moom moo takk liggéey bu baax sax xëy na amu ko ndax man gis naa cas yi dama koy gis naa ci présentatrice yi koo xam ne waa ji ko takk maanaam li mu ko gëmloo ba takk ko ak li am dafa ute te fi mu ne ni ndaw si li mu wane ne waa ji moom la doon man xam naa ne waa ji doonul loolu da ngay gis ne waa ndaw si après dana mujj am déception parce que parfois ñoom loolu dañ leen di tromper daal waaw comme sànq li ma jiitaloon rek intérêt da ci jouer bu baax. au-delà ci intérêt boobu nga wax est-ce que góor ñi ngi jàppale soxna yi ci biir kër gi est-ce que dépense yi mi ngi mat est-ce que respect bi mi ngi am est-ce que exactement soxna yi am nañ assise bu dëgër boo xamante ne ni dina tax ñu mën a toog ci seen néegu sëy yi. waaw xam nga loolu laa lay wax sànq mën na la jigéen ñi dafa am loo xam ne booy sëy foo jaar muñ ko ndax du chaque jour ngay
day neex du chaque jour la sa borom kër di am du chaque jour lay mën boo xoolee bu njëkk li daan na yor kër yor ñaari caaya ñetti xaftaan te kër gi chaque jour xamuñu reeree ginaar chaque jour wala reeree pizza wala reeree hamburger cere moo am te cere mbuum lay doon bu ñu xëyee duñ jox kaasu café cere bi fanaan bi moom ngay xëy ndekkee añ ceebu keccax yaa ngi dégg wax ji te dañ daan sëyee noonu ba jur njaboot ba màgget. su ma la déggee bu baax loolu day wane que ne éducation bu baax ak doy lu maanu jikko yu baax yooyu nga xamante ne nii suñu maam yi wala suñu waajur yi daan nañ ko def ci seeni doom loolu également bokk na ci li nga xam ne mooy dëgëral sëy. waaw loolu manqué li manqué dëgg loolu la lu manqué dëgg mooy ñàkk doylu dañ koy gis ci sëy yi ñàkk tam yar bu baax da ciy joué ñàkk ngor daf ciy feeñ ñàkk jub daf ciy feeñ ñàkk dëggu tam da ciy feeñ ndax boo xoolee sànq ci ginnaaw li ma lim bokk na ci jigéen ñu bari ñu yeexee sëy day fekk ne découvrir nañ sëy ba sëy safatu leen góor bi ñu sëyal sax dañ naan naa ci dugg lekk sama wërsëg mais dugguñu sax pour toog pour sëy. mu nekk lu bari tamit également loo xamante ne ni suñu mbokk jigéen ñi jigéen laa certes mais il faut ñu dénoncer yu ni mel jigéen ñi la quasi totalité bu ñuy dugg ci li nga xamante ne ni moo di néegu sëy dañ ciy dugg par intérêt ñi ngi xalaat ne ah waa ji kat am na xaalis mën na ma jëndal kër mën na ma jëndal oto mën na yor samay parents est-ce que loolu tamit nekkul cause principale boo xamante ne ni tax na ba divorce yi gën a bari. waaw loolu yëpp ay cause la yoo xam ne dafa répété bu baax a baax a baax ci sëy yi ba tax léegi sëy yi mënatul yàgg mooy yooyu nga wax ni lu mel ni fo bu bari xale yi léegi bu ñu amagul jëkkër sax day fekk dañuy commencé di jël lu leen xatal ñenn ñi nga xam ne seen jëkkër tukki nañ sax da ngay gis dañuy woo sëriñ si di leen wax ne dañoo bëgg lu leen xatal xam nga te fekk seen jëkkër nekk fi nga xam ne kon loolu foo bu bari da ciy feeñ wala bëgg luxe boo xam ne sa jëkkër amul moyen bi parce que Sénégal salaire yi demewul noonu nga jël appartement tey bëgg a fay chaque mois 175 000 sa transport sa añ ak sa reer sa transport ak sa soo demee bureau li nga war a lekk te salaire bi nga yor demewul noonu bu ko defee sa jabar fekk ne moom bëgg na dund benn vie boo nga xam ne au delà moyen jëkkëram la boobaa dafay indi complication day waral dootul mën a muñ dara waaw. waaye ginnaaw bi nga xamante ne ni ku jigéen ki maanaam soxna bi nga xam ne moom si biir néegu sëyam toppatoo na borom këram def na lépp li nga xam ne moom la war est-ce que tamit du jaadu mu dem ci ku mel ni Serigne Babacar Diop wala ñu ni mel ut loo xamante ne ni dina ko mën a aar digganteem ak borom këram wala parce que sànq maa ngi dégg ngay énumérer que ni néew kàttan également dina bokk ci cause de divorce yi bu dee loolu da ci am wala sax même bu dee borom kër bi lépp lu soxla mi ngi koy def est-ce que du baax mu dem ci ñu mel noonu ngir mu am loo xam ne ni da leen di mën a jàmmal ñoom ñaar seen diggante indi leen chance wala paix ngir sëy bi gën a mën a jëm kanam est-ce que loolu tamit du ci baax nga bañ a bàyyee sa bopp nit ñi parce que des fois tamit nit ñi dañ lay yàqal des fois nit ñi duñ bëgg nga toog sa sëy est-ce que yu mel noonu tamit du ci baax sëñ Babacar. waaw loolu am na ci nga suñu waxee kii inconvénient après dañu indi solution ci solution yi loolu bokk na ci tey nit ki bu demee ba am soxna ñaan lu ci maanaam bëri na loo xam ne bu ko góor daf lay jëfee jigéen du ko wan ginnaaw loo xam ne bu ko defee sëy ak moom keneen du ci àgg bëri na ci yooyu
loo xam ne dana waral ku jigéen ki maanaam dootu daal nga xam ne du mën a dem du fay xam nga loolu itam boo xoolee ñu bëree bëri léegi booletuñ ko ci sëy te loolu am na réalité africaine la réalité sénégalaise loolu bokk na ci lu mel ni tam couple yi parfois dañuy sëy fekk ne seen biir seytaane muy rab daf ciy nekk góor ki du mën a supporter dara ku jigéen ki ku jigéen te du mën a supporter dara ku góor ki diggante bi ku góor ki liggéeyee ba wàcc ku jigéen sax bafaatam day liggéey mais bu ñu wàccee diggante fi ñuy dajee ci kër gi muy diggante timis ak fi ñuy tëddee rek dangay gis ne kenn du mën a muñal moroomam dara dañuy xuloo ba keroog ñu tëdd bu ñu xëyee kenn ku nekk dem comprendre nga loolu da ngay gis ne dafay am ci couple bu baax a baax a baax lu mel ni tam ñàkk doom bëri na jigéen ñoo xam ne duñ ko muñal seen borom kër bu ñu sëyee lu yàgg amuñu doom rek dañu daal di fay ñan baat yaa ngi dee wax bi lu mel ni impuissance bi góor ñu bëri tam dañ koy am soo dajee nag jigéen boo xam ne ni njëkkoo ci moom mën naa dem uti ko mën na laa xeeb comprendre nga te fekk ne yooyu yëpp bu jëkk mag ñi amoon nañ chance ki ñuy takk dañ koy takkee âge bu 16 ans wala 15 ans lépp lu mu xam ñoom ñoo ko xamal loolu chance la woon boo xam ne génération yi mujj mënatuñ ko am lu mel ni ki jigéen ñi tam bu ñu musaana dugg ci sëy fi ñuy sëy si kër gu mag la daan doon njël li benn njël lay doon ku góor ki mën na dem ba nekk mag door a xam charge ci dépense comprendre nga dépense daawul metti ci moom mais léegi gis koo xam ne moyen du demee noonu mu am charge boo xam ne day mujj sax après moom day doyal sax ci sëy bi moom ku góor ki day dootu sax bëgg am soxna ci bëgg rester célibataire bu ko defee moom tam bu fekkee ne koo xam ne fokkat la woon de loolu koy dàqal. mais est-ce que charge boobu est-ce que du góor ñi ñoo koy teg seen bopp parce que boo xamee sa poche fu mu toll di nga xam ni ngay doxalee di nga xam fi ngay yem mais est-ce que dañuy yor 50 000 bëgg a yóotu loo xam ne 100 000 la wala 200 000 est-ce que du loolu moo leen indil ay jafe-jafe. waaw charge yi moom nit moom kenn ku nekk yaa charge yi nga yi tegu sa kaw yaa koy teg sa bopp mais parfois dañ dul modéré seen vie xam ne fii la seen am tool dañuy gis ne seen xarit bi wala seen dëkkandoo bi ci kër bi takk na ko luwel na ko appartement yaa ngi dégg wax bi jënd na kër kii luwel na ko appartement jënd na oto di ko dawal léegi ñoom ak somu xaalis bi ñu am daleen di jara sax ñu leb prêt banque jënd ci oto boo xam ne mën nañ koo fay muy të léegi weer dee chaque weer ak morom bi jege nga war a fay appartement 175 000 day dem ba ndaw si dana xëy bëgg a lekk du ko am bu ko defee la muy liggéey gës néew moom lay mujj di def ci kër gi bu demee ba sonn moom itam day mujj toog appartement yi également dañuy wax que ni cause de divorce la parce que bu njëkk suñu maan dañ daan dëkk en famille di nga dëkk ak sa goro wala say njëkkee wala say wujju peccoo ko mais léegi yow toi et moi la ñuy dund borom kër bi ak soxnaam ci appartement mën nañ fa rayante mën nañ fa def lu ne ba gaañante fa te nit ñi duñ ko yëg duñ am kenn koo xamante ni dina intervenir pour jubóole leen est-ce que loolu également bokk ci. waaw loolu ci la bokk ndax mooy sànq li ma la wax rek ne la dundul muñalante bi mooy jafe ndax boo xoolee leewan na sax parfois am na ñoo xam ne ñu toog seen kër gu mag mooy gën appartement ndax appartement yaa ngi koy fay te toogoo soo xëyee génn ko balaa ngaa wàcc xaaju tuddi sa doom jànk moo koy yor te bu doon ne yaa ngi sa téy si kër goro sa goro bu jigéen dina téye sa doom yaa ngi wax lu ko metti mu nga xam boo wàcc ñu du ak nangam metti na mais loolu yëpp amut moo tax affection maternelle dafa dem ba amut
au-delà de jafe-jafe yi nga wax ni yëpp que ni mooy indi li nga xam ne moo di divorce tas ku bari gi yow en tant que koo xam ne day dimbali askan bi en tant que koo xam ne nit ñi dañuy ñëw ci yow di la di seeni soxla nga leen koy fajal moo xam ci course bi la moo xam ci ay garab yoo xam ne da nga leen koy jox la yan solution ngay indil sama mbokku jigéen ñi wala sama mbokku góor yi ngir ñu mën a toog ci seen sëy ngir ñu wàññi divorce bu bari bi. waaw solution yi njëkk ñi nga xam ne takk guñu jigéen ba ngay takk bu la mbëggeel bu la taar dugal ci moom na la diine dugal ci moom diine moom mooy di war a jiitu ci pour ndax dañ ne yonent bi saasam dafa ne sëy am la taar ak judd ak diine waaye nag mu ne boo leen de tànn la ci diine tànn loo wuñu taar bi tànn loo wuñu judd bi yaa ngi di wax bi lim ñu tànn loo wuñu alal bi lim ñu tànn loo mooy fépp diine dina am ndax nit bu amee diine day am kersa nit bu amee diine day am ngor diine dafa boole jikko yëpp muy jikko yi nga xam ne mooy xulul abin dajale ko ci doomu aadama bi fépp jikko rafet kuy takk na takk ko su takkee kooku rek dina am meññet boo xam ne dana baax. voilà sëñ Babacar Diop dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak ñi nga xamante ne nii ñoo la doon seetaan à travers Sénégal Média TV. waaw li may tàggatoo ak yéen ci remercier seen groupe bi yëpp équipe bi yëpp ci déplacement ak disponibilité bi jot moom amul manqué na si ñaar yëpp teewul yaa nañ ba réaliser émission bi vraiment ba léegi di leen jox di daje ci yeneen kii incha allah. voilà jaajëfal nañ la bu baax Serigne Babacar Diop borom Dalaa'ilul Xayraat amee internet Sénégal Média TV yéen a ko doggandoo moom lañ fi dalaloon tey ji képp koo xamante ne nii bëgg na am jàmm wala déggoo digganteem ak borom këram mën nga ko seet si képp koo xamante ne également bëgg nga mel nu la neex ba sa borom kër du seeti beneen soxna rek mën nga ko seet si également mu defaral la sa yaram ci ay produits yoo xam ne yu naturel lay doon ba ku la gis rek daal di lay xemmeem ba sa borom kër wala ki nga nekkal du am fitu dem xooli keneen képp koo xam ne également cat sonal na la wala ay jafe-jafe moo xam lu ñu la def la moo xam lu la suñu borom teg la mën na la ci dimbali à travers kurusam gi mu yor waaye également à travers Dalaa'ilul Xayraat bi nga xamante ne nii moom lay jëfandikoo ñuy remercier bu baax Talla di remercier Fifi ak yi nga xam ne moo di fa ci technique bi di leen jox dig daje prochainement di leen bàyyi ak seen télévision bi nga xam ne moom ngeen safoo di ko suivre saa su nekk muy Sénégal Média TV jaa ngeen jëf. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence.